réglé nañ mais nag man li ma gis mooy peut-être président dafa ragal ne opérateurs yi may nañ ko mën nañ ko may majorité mais opérateurs yi mënuñ ko may majorité non mënuñ ko xam nga yow da nga ne Maka yow am na xaalis d'accord naa dama ko wér di Saali amul amul xaalis dañ ko not Maodo Sarr moo ko ne ak Cheikh Bara kii Bakala Maodo Sarr moo ko ne Kër Mandoumbe Maodo Sarr moo ko ne ak Alaaj Keeka yóbbuwoon na ko 4 millions moom moo ko yóbboobu mais Maodo yóbbu ko dërëm ko la même chose te Maodo moo opérateur yi tane woon de heure bi daan na fekk mu am 20 millions wala 30 millions xaw ma nag dañ ko dugal ci circuit bi léegi parce que multiplier par 4 boo jëndee gerte gi léegi nga jóor ko sa magasin nga dem ba jiwu jot ñu ne la 350 nga jëndee ko fanweeri ak juróom 100% ñëwul nga wëlbatu indiwaat gerte gi ñu mat nga dafa bëri ay njuuj njaaj. njuuj njaaj yi lay ñëw léegi yow problème bi nee nga problème opérateur la état bi choix bi mu defee opérateur yi baaxul mais dañuy gis naan ko opérateur yi tamit ñoo jëndee gerte gi parce que ci baykat yi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que bu njëkk dañuy gis taaral yàlla bi seko bi ñu taaral dem jaay prix yi xam ne moom état fixé mais maintenant suñu mbokk baykat yi dañuy yàkkamti teg set bi mu dugg ci marché bi jaay ko day bànn bànn fo opérateur yi bu ñu toogee seen seko yi sa benn gerte ñu nangoo jaay loolu loo ci wax loolu ci côté baykat boobu xam nga li ko indi mooy dafa am ay at gerte di manqué bi gerte di manqué nag opérateur bi bëgg bànn bànn bi bëgg seko bi nekk dañ lay wax ne boo naree taaral indi fii dañ doon njëkkalante waa gerte est-ce que comprendre léegi bu ñu ko njëkkalante moo tax taaral jóg mais man taaral je suis entièrement d'accord parce que gerte gi ngay taaral moom ngay jëliwaat kon boo ko taaralul léegi bu ëllëgee est-ce que boo koy jëndi pour semence dañ la ko taaraaral da nekk nguur yooyu yëpp nguur moo koy réglé. yàlla dama mën su dégg li IAS di waxee da nga bëgg a wax ne échec total am na ci mbay mi parce que le 3 décembre la sec yu ubbi mais ba léegi. dara amul kon échec total moo am loolu nga bëgg a wax. waaw échec total mais nag état est-ce que yow en tant que responsable politique loolu dana arrangé. ah mais bu ma arrangé wul man état bi li ma mënoon mooy gunge ko en premier mandat mais deuxième mandat moom mooy liggéey li tax mu falu parce que nag man état bi lu mu baax ak lu mu fort ak lu ma leen jege askanu Koungheul bii ak baykat bi ñoo ma gënal état bi parce que état bi day dem bu demul ci 2019 bi tamit dana dem 2024. di fàttali mbokk yi rek yéen seen émission dalal gan ki ñu dalal nii El Hadji Gueye responsable politique fii ci Salescal mais léegi ko xam un cultivateur nekk ko xam ne mu ngi défendre baykat yi moom ci mouvance présidentielle bi comme ni ma ko waxee ci gannaaw man ngeen ñuy jot nag ci numéro bi dugg waxtaan ak El Hadji Gueye jox suñu contribution ci numéro bi nga xam ne moom mooy jàll fii nii mooy 77 579 85 13 77 579 85 13 numéro bi nga xam ne man la ñuy jot pour poser question El Hadji Gueye ba ngeen jox suñu contribution ci émission bi dalal gan kii dalal tey El Hadji Gueye nekk responsable politique El Hadji comme ni ko waxee rek dañ ci ñëwaat ak ba léegi ci côté baykat bi comme ni ko waxee Macky Sall dañuy ñëw direct nii kon da nga bëgg a wax ne Macky da leen a seetaan. man de loolu est-ce que am na chance pour remporter les élections de parti bi waaw xam nga man même bu fekkoon ne Macky Sall dafa def normal jiw ci baykat yi dama koy wax bu ko deful tamit dama koy wax côté mbay mi moom wax dëgg yàlla dimbalewul baykat. mbay mi rek ngeen am pour baykat yi mbay mi rek ngeen am pour dund parce que tey ay leneen ak leneen bu ñu wax ay leneen lu fi def mais mbay mi moo gën a am solo mbay mi dara doxul est-ce que am ngeen njëriñ lan nga mën a wax ci loolu parce que de un osé nga wax ne mbir mu doxul lu tax doxul état ni ñu defee campagne agricole moo baaxul te tey gis nañ ne yéen fii ngeen war a mën a jaar pour falu kon donc mën nga wax ne yéen tey échec am ngeen ko wala. échec am nañ ko li tax ñu am échec nguur gi am échec mooy dama ne gerte gi fu mu ko fekk daf ko waroon change xam nga bi mu ñëwee dafa fekkoon ñu jaay Sonacos est-ce que dindiwul privatisation bi kon xam nga nguur lu mu bëgg a def la du def bi mu dindee privatisation bi dafa waroon dindi lépp lu ànd ak privatisation bi. mooy jëlee opérateurs yi. jëlee opérateurs yi wala boobu nga xam ne danaa segg opérateurs yi nga xam ne dañoo am doole mën a jënd gerte ma jox leen point xam nga moo nam Yaaya Sow 2014 2012 bi mu faloo boobu nekkagul opérateur mais da doon song opérateurs yi
opérateurs yi daw ñëpp laqatu Yaya du bëgg Yaya moo tax ñu laqatu ko de parce que da leen doon karwaase di takk seen biir parce que foofu ba léegi ministre de l' agriculture ak directeur agriculture liggéeyaluñu Macky Sall waaw déggoo ñu ne am na 1,5 milliard yu dugg ci baykat yi ba Aliou Dia di tagg ne. waaw fa lañ bëgg a ñëw sax keroog gis nañ ne Aliou Dia nekk kenn si yéen tey béykatu Sénégal mën nañu wax Aliou Dia moo leen nekk seen moo leen liggéeyal fu nekk mais nee nañ ko Macky Sall njaaraama béykat yi kontaan nañ ci yow tey ban njàngat am ci wax Aliou Dia boobu. non Aliou Dia dafa sànq président. ah bon waaw waxu ko dëgg. kon béykat moom bien vrai que chef religieux la élu la mais li mu doon matu ko. mais kii yéen a ko choisir teg fa. waaw non moom moo état bi moo ko choisir amul benn baykat bu woteel ne na Aliou Dia ma waxal moom mooy dem assemblée taxaw ne man damay jàppale baykat yi ragal ne dana jàppale baykat yi ñu responsabiliser ko. keroog bi mu toogee Macky Sall di wax ko ni àndoo ci. ànduma ci te maire yi toogoon tous les 500 et quelques maires bëgguñu Macky Sall. ah bon waaw. maire bu ne ci collectivité locale bi. non dama ne mënuñ ko fal Mayacine fi nga toog nii Mayacine mën na taxaw rek moom kenn fal Macky Sall. mais ku nekk dama la poser question dama ma poser la. mais dama lay laaj. man may poser question moo tax. dama ne ku nekk sa gox. dégg naa li ngeen wax dégg naa li ñu wax ñu ne ba président mu ne maire yi nee nañ moom la mais na déglu liy génn ci presse bi. ok tey ñu may ma tudd bu ñëw na déglu liy génn ci presse bi ak ñiy ñaxtu ci seen gox yi maire yi jiite leen ku mënta gérer sa gox ba muy dem ay am ay marche am ay sitting nit booy di manifester boo taxawee ne yow mun nga far yow kenn président da ngay wax lu la neex beneen bi man ma commencé sama maire Saly Escale ba mu toogee Aliou Dia wax loolu waroon na yëkkati loxoom mu ne ko man sama commune amagul xaalis loolu mooy dimbale président bu génnee dana woo directeur agricole ban opérateur moo nekk dans le Saly wala mu woo ministre bi ne ko Saly am na problème nangam ak nangam mais xam nga ñoom ñëpp dañoo tàcc Aliou Dia te tey am na baykat yoo xam ne ñu ngi jooy naqarlu loolu. beneen bi ba mu ko defee est-ce que amul magu Aliou Dia bu ko tontu ca mbalaxe tontu na ko ndax li mu wax du dëgg. léegi tontu boobu laa bëgg ñëw ci Koungheul tey yaa ngi jàkkaarloog Macky Sall jàkkaarloog Sénégal lan ngay wax baykatu Sénégal yi lan la ñuy tontu Aliou Dia tontu baa ngi ma jàll baa ngi jàkkaarloo. man li ma wax mooy baykat yi am nañ problème interne seen biir mais am nañ problème ak état bi am nañ problème ak opérateur xam nga tey santé ñu ngi doon grève ba président ne leen toog leen ba mois d'avril bu élection yi jàllee bu fekkee ma jàll ñu toog waxtaan mais baykat yi am nañ problème boo xam ne jëndum gerte gi dama la wax ne la waxoon naa la ko suñu Koungheul bambu daaw danaa la ko waxaat li gën a jafe-jafe mooy jënd bi baax na parce que heure bu ñëwee boo amee état bi bu la jëndalee 210 da nga jaay bu la jaay jëndalul 210 da nga jaay dëgg loolu dëgg mais dafa am feebar bu nekk ci biir baykat yi mooy ji nga président li ñu ko tàggee noonu ne ko yaa ngi def ay milliards yaa ngi def nii bu génnee 20 milliards 10 milliards yi mu ngi delloowaat ci maire yi ak opérateurs yi ak autorités yi. léegi damay ñëw rek bàyyi moom la développé parce que li tax parce que président baykat dafa war a romb ñun ci àll bi nga ñëw ñu lay jox fukki kilo engrais par bopp loolu mun baykat mën na boo bëggee bay téeméeri mbaa téeméeri cunwaar ñu jox la nga am fukki nit ñu jox la ñu ne la bopp bu ne 10 kilos kooku ñaata la du 100 kilos 100 kilos mën na wi ci téeméeri cunwaar ma ne état bi li muy génne dañ koy xompat ñoom ba commencé ba direction agriculture direction agriculture parce que tey ñun dafa nekk pour defal suñu bokk defal suñu baax te yow da nga osé bokk ci affaire mais nangoo toog na doxul parce que tey lu gën a jafe ci responsable politique dañu am parce que la plupart bu ñu toogoon fii dañuy nëbb lu doxul mais kii tey dafa nangoo toog ne mbay mi doxul li nga wax doxul ñan ñoo tax mbir mi doxul. xam nga li tax doxul xam nga état bi bu ne jël naa gerte gi ba subventionné opérateur bi may njëkkee bi indi gerte gi buñ ko notifié 200 tonnes 100 tonnes lay indi ci magasin bi. yeneen 100 tonnes yi da koy maquette. ok ñu jël téléphone bi am na ko nekk ci ligne bi bëgg waxtaan ak ñun allo allo oui. waaw ñu ngi nangu ziar di la ziare bu baax di la wax yow la kan. monsieur Thiam. Mor Ali Thiam.
waaw Mor Aliou Thiam yaa ngi ci émission Dalal Gan tey ñu am El Hadj Guèye bu opérateur El Hadj Guèye béykat mën nañu ko wax mais nekk responsable public affaire lan la ñuy wax ci tey ci question la wala contribution. non damay wax rek ne El Hadj Guèye li mu wax laal na góob bi. laal na góob bi. laal na góob bi vraiment affaire bi fu nekk ndax El Hadj moom xam naa bu baax. il faut que mu wax lu nekk moom moo nekk ci moom. xam nga affaire bi du dee bu fii baaxul léegi fii baaxul. bu fii baaxul am na boo xam ne baaxul mais du la moom vraiment béykat bi moom ñun béykat bi ñun suñu sentir mais sentir même na ñu ci El Hadj wax moom ñu ngi ci biir très sincèrement. béykat bi moom gisul boppam ci li ngay. parce que opérateur bi comme ni ko El Hadj waxee moom la ñu la joxee yow nga nekk opérateur. wala dem ubbi teg ko dem jëndi ji boo jëndee ngay jël sa xaalis. ko keneen à côté mu dem jëndal lay gerte au détriment du paysan. ok. te loolu El Hadj xam na moom moo ci toogal xam nañ ko léegi nag loolu on peut lutter contre ça. waaw parce que loolu genre exploitation la loolu te loolu évidemment ñëpp ñuy jaay li ñuy wax ñëpp xam nañ ne loolu lu nekk la. lu nekk la. mais ñoom xam ngeen ko yow moom mu toog sax xam nga loolu. waaw boo déggee ci doom bi xam nga ni béykat ñoom gisuñ seen bopp ci li ñu lay. loolu moo tax ñu dalal ko fi. te nag ñu waa ci ñu ngi ci tool yi jàmbaar bi vraiment war nañ leen di jàppale. ok yow boo am benn message boo jox les cultivateurs ou bien les opérateurs pour gerte gi mën a jaar ci yoon ban message la ñu Mor Aliou Thiam di président di wax. bon liggéey nañ ñoom rek ñu wax c'est-à-dire nit ci moom vraiment xam nga ne béykat bi moom boo gisee mu ngi def mu ngi jaay gerte ak marché dafa am benn moyen. gerte bi boo ko jaayee ba nawet bi wàcc yow léegi nga war ko jaay am na koo ko jaay nga am yeneen ñu soxla am. loolu mooy léegi nag état bi moo war a jox te mooy point bi nga war a jëlee ñu dem ñu dem ci tool yi boo mun a jël ñu am nga si opérateur ñu jox ko benn boo xam ne mu nag état bi war a xool bi d'abord ñu leen ci suñu mais état bi de toute façon ñun loolu moo koy def bu bëggee rek ñu bëri ko sax. kon daal état bi moo seetaan daal. état bi moo seetaan. waaw état bi moom am na ci moom xam naa ne état moom am na ci solution. ok jërëjëf. jërëjëf ñu ñoo lay gërëm Mor Aliou ñu lay ok jërëjëf contribution bi rafet na Mor Aliou Thiam ñu lay gërëm baax jërëjëf bu baax a baax kon laa yaa ngi dégg kooku tudd léegi vraiment ñu koy remercier sama frère la mais nag li mu wax rek dëgg la parce que jàng baykat la te mbokkam yëpp baykat la buñ sonnee mu toll dafa am fu ma nekkoon xam nga man dama ne mise en sac bi ñuy joxe jiw benn ndaw nguur nekku fa benn baykat toogu opérateur bi mooy jël peseur am peseur bi fay ko mu ne ko saagal mise en sacal ma 200 sacs wala 500 sacs saako bu ne mooy buy def mise en sac xam nga affaire gerte gi dafa am yoon dafa am mise dañ lay notifier ñu ne la jox nañ la seko saak jox nañ la nga yóbbu fa 200 tonnes boo joxe jiwu quoi. booy joxe jiw foofu lay commencé door a ñëw si kër nga pare ñu ne la mise en sac du 4 au 12 après mise en sac ñu ne la mise en place du 12 au 25 ci loolu yëpp délai bi ñu koy def mooy dañ ne bu fekkee dañ ne la mise en sac du 4 au 12 amuloo xam nga doo ku amul gerte doo dem mise en sac ku amul gerte doo dem mise en place mais bu ñu ne la indil 200 tonnes il y a l'autorité administrative il y a la commission locale. koy gérer. xëy na am na benn service technique boo xam ne agriculture bu nekk. waaw non xam nga danaa ñëw foofu parce que foofu yëpp bala muy ñëw mooy service technique bi dana jógee mooy ñu ngi koy wax SDRDR. DRDR bi dana jógee Kaffrine def délégation ne damay seeti opérateurs yi seen gerte mais seet boobu moo leer foofu la njëkk a lënd bi. waaw. ah léegi mun yow xam nga SDRDR bi bu ñëwee ak DRDR bi dem ci opérateur bi xool ko ne ko am nga sa gerte baax nga am nga 500 tonnes léegi nga wëlbatiku ñu ne la mise en sac nga manqué la est-ce que SDRDR bi ñeme na bind rapport ne waa ji manqué na
parce que moom def na contrôle ne waa ji am na gerte ji baax na kon bu bonee tamit day tëdd bu tëddee nag la ci suuf nag moom moo ko xam parce que ku la olof Njaay mu ne ku ëbbu sa sutura ku ëbbu sa sànqal ëbbu sa sutura te xam nga Sénégal kenn du defal dara ci yàlla ngir yàlla amul. après première phase wala deuxième phase bi. deuxième phase nga ñëw ñu ne la Ousmane Matar Sarr yóbbul 200 tonnes Sarr nga indi 100 tonnes. fekk contrôle nañu la pare. parce que contrôle nañu ba xam sa poids am na nga ne am naa 100 tonnes xam nga gerte guñ jóor est-ce que nit mën na ñëw rek xam ne lii nangami tonnes mën ta nekk par ay situation léegi bu ko defee nga ñëw jël 100 tonnes indi Sarr 100 tonnes yi ci des ñu ne nañ commencé suuf 100 tonnes nga indi de ñu commencé 100 yi ku mel ni man ñoo de man de sama gerte gi dama koy jaay nga ne waaw man de damay jënd parce que mataloo poids nga jënd sotti yow membre commission nga yow gérant ba nga ko indi yow opérateur bi membre commission nga commission bi aussi waruñ fekkee fu ñuy jaayee gerte waruñ fekkee fu ñuy jaayee engrais dëgg loolu dëgg kon bu fekkee commission bi toog mooy jëndal gérant opérateur gerte mais foofu liggéey bu baax du fa am bu ngoon jotee ñu toj kees gi ku ne coppati li nga am daw xam nga tey Matar sa rajo bee lu fa dugg ak lu fa yëngatu rek xam nga boo fa nekkee ak boo fa nekkul xanaa nga gëm kooku moom dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy président commission distribution yi ak réception bi muy c'est le sous-préfet. contrôle bu des. ah man de mosuma dégg depuis 7 ans 8 ans ci ginnaaw ñu ne dañuy ubbi seko poids nangam ngeen am ku ne nangam la am dañuy xëy rek ne commission bi dem leen commission bi ñëw toog di jaay nit ñi maanaam boo ñëwee ñu dàq la bu leen neexee bu leen neexul nga gerte ñu jaay seen gerte dafa war a am suivi mais béykat yi tam am na benn problème boo xam ne am nañ ko. kon daal première phase bi mën nañu wax ne ci autorité administrative la ci phase première bi SDR la première phase foofu leerul encore le préfet bi mu war a def ci xool ko troisième phase bi yaa ngi ko wax ci béykat bi nañu wax. béykat bi man dama ne xam nga tey bu fekkee ne dama indi dañ la indi 100 tonnes nit ñi bëgguñ gerte gi buñ la ko bàyyee état bi dana laajte lu tax gerte gi jàll. dëgg loolu du dëgg bu laajtee ñu ne ko ñun bëgguñ gerte engrais moo ñu gënal yëpp donc bu leen indil gerte est-ce que dégg nga bu wax li ma la wax mais bu jeexee ñu signé PV yëpp ne Matar jaay na gerte bi la des nga leble ko parce que daaw am na opérateur yoo xam ne sànni ñu ngi fayee bu bor mënuñ ko jot gerte gi dafa des ñu signé leen PV yi may ma tuddi ñu signé leen PV yi ne leen mat na ah ba pare mënagu ñoo jot gerte xam nga léegi bu ñëw signé nañ la PV yi jaay na gerte gi yëpp ba pare mais kooku amatul problème mais nag du jeex gerte gi du jeex dañ koy lekk commission bu toog amoo dara ñu ne la kilo bu ne am na ci 20 francs kooku sur les 30 tonnes c'est ñaata xaalis la. kon daal dafa am benn mboxum bu am ci côté commune ci opérateur bi day mboxum commission bi day mboxum xaw ma nag commission bi bu moom bu mboxumee dana sédd patron xaw ma déet mais ñiy toog sur place moom dañuy mboxum. kon donc ñun dañu xaw a ci élage bu ñu gisee ne mbay mi li ñu ci wax yëpp ku xam ne yaa ngi ci état bi mais dama côté bu foofu tey da ngay waxee en tant que cultivateur en tant que kenn ku xam ne da ngaa nekk ambassadeur des paysans mën nañu ko parce que li Aliou wax la tey lépp nga leen di teg ci kaw. waaw Aliou Diakhaté bu ma jàkkaarloog moom barke Rasulaay bu ma demoon seen diine. waaw dama koy wax loo xam ne dana ma rey wala ma rey. loolu parce que kilifa diine la mais matul. matul parce que dafay lekk ger dafay lekk riba. parce que li mu wax président la arrangé mais arrangé wul baykat yi. arrangé wul baykat yi mais yow en tant que léegi dañuy ñëw ci côté boobu noonu parce que am nga loo wax ci côté gerte gi mais dégg naa ci ne am na ay opérateurs yoo xam ne jël seen gerte yi yóbbu ko Sonacos seen gerte daaw bi ba temps yii nañ ko doog a jot ku jël gerte jënd ko ci baykat yi yóbbu ko Sonacos fay la ba léegi nan nga mën a ñëwaat ci jënd gerte côté boobu yow loo ci wax ci loolu xam dégg naa ne jënd ko seen am na xam ne jënd ko seen xaalis xam nga man dama ne la si Matar bi ñuy waaj a julli lañ am ñuy mosal ci baykat bi moom tam ñu jël gerte ci baykat yi depuis opérateur bi moom gën a def opérateur xam nga opérateur lan mooy engagement moom fournisseur a yem da nga war a ñëw fay après yóbbu fournisseur ak opérateur dafa am tuuti wuute rek politique moo ko indi xam nga politiciens yi dañoo bëri ay lobby Abdoulaye Wade moo indi opérateur mais fournisseur depuis ñoom indi nekk xam nga boobu yàgg na yow rappelé woo indi ñooñu ñoo doon fournir les collectivités locales
mais ñoom boo ñëwoon jox leen benn dossier benn engagement dañ lay jox lépp après topp paye même chose ba léegi waaw. mais opérateur boo xam ne amoon ndëggu jumbo mënoo jënd juróomi dërëmu jumbo mun nga jënd ay tonnu gerte mun ta nekk moo tax ma ne dañoo war a tànn opérateur ba pare opérateur yi dañoo war a am suivi dafa am ñu dafa war a am commission nationale boo xam ne bëgg na baykat yi bëgg na président muy topp ñooñu. di nga li ma lay wax nii di nga président bu tegoon commission bu xam gars yi surtout bi ñuy jaar opérateur yëpp dana leen tënk teg leen ci suuf te kenn du yëngu. ok et là fi ñu tënk point boobu lan ngay wax léegi ci yow en tant que cultivateur pour baykat yi mën a jotaat seen gën mën a béy seen gerte di ko jaayee ci fi ñu ko war a jaayee ñan lañ war a sanctionné pour ñu jaay ci. xam nga sanction bu njëkk bi fan la mooy baykat yi ñooy def benn mouvement. mouvement te yaa teewal baykat yi wax dëgg gars yi. xam nga mouvement damay wax ne baykat yi xam nga man damay wax xam nga man mënu ma wax ne damay porté man président Macky Sall laa àndal waaye li muy doxalee nii baykat yi buñ waxul ba mu gañ liñ amoon na que néew danañ ko ñàkk ah lu ci yoonam maa ngi ñëw rek parce que bu amee beneen mandat ba falu 2024 dootu nekk candidat xam nga ku bëggatul lan ngay wut ci intérêt ku la mere ku la reel baykat yi ñoo war a yëngatu bala ñuy dem élection ñu ne am nañ ay jafe-jafe gerte gi duñ ko jënd jiw bi du doy engrais bi du doy bu ko defee budget yi muy prévoir ak li ñuy pasal ci réew mi ñu ne nañ seetaat engrais bi ni ñu koy yokkee ba baykat yi am lu doy ñu seetaat gerte gi ni ñu koy defaree ba mu baax beneen bi baykat ñu ne bëggatuñ opérateur nañ ñu indil Sonagraines xam nga lu tax Sonagraines baax ak Sonacos parce que président commission président coopérative mais danaan am prime ba pare ñu may ko pourcentage ñu ne ko boo pertee 5% dañ lay dàq indi keneen peseur bi bu pertee 2% dañ koy dàq indi keneen bu ëppee loolu peseur bi dañ koy poursuivre léegi boo fayee peseur fay président ñaata employé nga am amoo 2 sur les 1000 et quelques points ñaata la du 2000 et quelques ñoo xam ne embauché nga utal nga leen liggéey mais boo jëlee yëpp jox ko opérateurs yi wut ay jóg mooy ku amul liggéey te mën ngaa liggéey bëgg nga xaalis bu ñu la waxee damal peese ci gerte foo war a def 50 kilos 45 kilos nga koy def ah parce que boo ko demul opérateur bi moom noonu lay def ci xaalis bi ñuy jaay ci biir seko bi laa lay wax li ñuy jëndaatee gerte di ko teg ci biir seko. sanction yi ñoo ngi ko léegi mais man El Hadj li ma bëgg a woon leeral ba léegi mais da ngaa bëgg ñu dàq opérateur yëpp wala ñu fekk opérateur yi. non man li ma gënal mooy nguur moo attan baadoolo mais baadoolo ak baadoolo bi néew doole damay ñëw bi néew doole mooy dee xoolal ci ñun rek ku ci am soxla nga dem ba amoo pexe nga dem ci sa mbokk mu lay lebal da lay wax bu ma la joxee 10 000 da nga may jox bari ko gerte état bi bu lay jox bor ci banque bi da lay wax 6%. maanaam juróom-benn ñaar ku ne nga teg ci juróom-benn 15 du noonu moo tax ma ne nguur moo attan baadoolo mais baadoolo ak baadoolo bu ñëw doole bi mooy dee léegi nag foofu lañ toll mooy ñi nga xam ne ay baykat kese lañ dee nañ matériel agricole bi muy indi amatul matériel bi mu fi indi woon yëpp mais yi dañoo jël seen boy yi jox leen ko ñu jaay ko ñu ne fi commune li ëpp dem na Gàmbi jaay nañ matériel dama ñëw c'est grave donc dama lay waxal man de li may wax du bëy parce que li tax man boo ma bëggee boo ma bindee machine te aw ma dugg machine ñu ne 60 et quelques mille lay jar am ku taxaw ne ma mën naa ko jënd 120. est-ce que kon Macky Sall moom moo leen jàpp na yéen béykat yi amuñ xaalis moo foog ne béykat yi ba léegi ñu ngi xaalis. amuñ tos ay millions lay jar. ay milliards lay jox baykat yi mais dañ koy taqatat di ko taqatat ba baykat bi du ci jël dara. kon daal politique Macky Sall ci côté agriculture baax na wala baaxul. non politique am lim naan yéene ko baykat yi mais dafa waroon toog ak baykat mais toogul ak baykat yi. mais déjà ñu ko jëlee waaye boo ma wax Aliou Dia waay ba Matar Aliou Dia du baykat Serigne nga nekk député nekk opérateur juboo nga nekk député nekk maire nekk opérateur baaxoo te loolu moo bëri ci réew mi. ci loolu noonu parce que léegi boo ne député askan bi nga fi nekkal buñ ne maire askan bi nga fi nekkal opérateur sa poste ñaar yooyu buñ dajee lii dem sa poste moom ngay gën a arrangé. mooy kon donc tey gis ngeen émission Dalal Gan comme ni ñu ko defee El Hadj Diène Dalal
nekk cultivateur laa ko tuddee ko tuddee responsable politique seen i ñëw mooy dernier point bi mais si ngeen ko numéro baa ngi noonu di 77 579 85 13 mooy numéro bi mën nañu ci côté ñu jot suñu gan di El Hadj Guèye ñu waxtaanee ki nga xam ne muy mbay mi mu ñàkk a dox mais moom mu posé bokk affaire montré que ne Macky Sall échec dafa am ci côté mbay mi nit kenn ñëwul wax encore am benn tontu bu indi ci li xam ne Aliou Diallo dégg nañu keroog bi mu dalalee maire yi mu fekk ne da ko Macky Sall baykat yi kontaan mais ku dégg El Hadj Guèye nee na loolu amul baykat yi kontaan nañu El Hadj baykat yi kontaan nañu est-ce que kon yaakaar ngeen ne 24 février bi may ci waaw xam nga moom président bu fekkee ne am na ñu koy waxal war na dellu ginnaawam mu xool est-ce que loolu Aliou Dia wax ko am na wala amul mais ndax 24 février may ci non munul yomb ci yéen munul yomb de buñ toogee Dakar ne mu ngi yomb dañuy nax seen bopp. waaw bay am na ko nekk ligne Soufra waaw asalaamaaleykum sëñ bi na nga dafay waaw yow la kan fan ngay woote Koungheul tur bi mën nga ñu jox tur bi quartier jàmm gën waaw ñu bàyyi waaw kan nga yaa ngi dugg ci émission Dalal Gan tey ñu dalal lan ñu war a waxtaanee mbay mi njëndam gerte meeg njaay mi mooy campagne agricole bi lan nga ci mën a wax waaye waaw allo maa ngi dégg Papis Tounkara waaw jërëjëf waaw tey ñu waxtaanee waaw dañu waxtaanee ci campagne agricole bi échec la wala du échec ki ñu toogal ne moom nangu na ne am na lu doxul ci campagne agricole bi fii ci département Koungheul lan nga ciy yokk yow tey loolu lañ dalee à la bi ñi nekk responsable politique mais nekk baykat teg si nekk. mais li ma leen doon wax mooy apprécier El Hadj Guèye woon tool. parce que en fait man xam naa ne responsable politique la. nekk affaire. mais tey li ma liggéey daal dafa sol yéen béykat. yéen béykat la sol tey. waaw tey yéen béykat la sol bi wax dëgg li nga xam ne moom lañ béykat bi jëndoo. en fait comme lay laaj ma ko sànq rek laaj ma ko. en fait mënu lay mënu la ñu ci def daal. problème bu amee da ngay doon def problème am na la toog ba wax ci. te loolu mooy li ñu mën a Sénégal kanam. en fait li ma la coopérative bi laa wax. mooy ñun ñu xam ne avant tout coopérative bi ñu wax ne dafa béykat la. parce que en général bu ñu dégg ñu coopérative bi ñu ngi lépp ay béykat lañ. donc dañuy xool sax ñu am béykat yi rek ñu xool ñu béykat yi di dund. ñu gën leen di jàppale. loolu ñu daal di ko tawee ñu xool ñu coopérative parce que tamit bu ñu waxee béykat bi ñu soxla coopérative bi ak ñu xam ne ñu soxla. parce que dafa mu ngi gën seen alal ñu joxe tamit di teg lu ci. donc su dee daal def dañuy toog bàyyi ñu xoolaat chaîne bi yëpp ñu seet lan moo ci mën a defee ñu yëpp ko solo chaîne bi. li nga xam ne daal bu ñu def bu ñu doon lu ñu jéem koo yokk. ñu gën ko yokk. parce que bu seen président la ko waxee Sénégal énergie. waay. te Sénégal énergie bu ñu doon bataay bi loolu ñu ci liggéey. mu ne chaîne bi yëpp bu ñu doon soxla jàpp pour Sénégal bu ñu dem ci kanam. donc après tout rafetlu naa émission bi. di jaajëfal moom ñu ko ñaanal yàlla bu doon yàlla. amiin kay amiin. lépp di mën a wéy ci département bu ne yëpp jot ci. mais émission yi def ñu mën a yaatu ñu gën a bëri. incha allah dina am. moom la ñu leen bu baax ah. ah kay jërëjëf kon. ñetti fan yu nekk jërëjëf sëñ bi jërëjëf dina am ñi ngi kontaan ci yow ci woote bii di la wax ne rek mbir mi seen mbir la lu ngeen gisee rek war ko neexee rek dinañ ko wax saa su ñu koy dégg jërëjëf. jërëjëf yaa ngi dégg monsieur Tounkara boobu dugg léegi di wax ci affaire bi moom tamit ne rafetlu na sa franc parler baykat nga mais affaire nga bokk mais xooloo loolu tey danaa ñëw fi pour défendre les baykat la ngay wax ci loolu. waaw damay wax ne am na fu mu wax mu ne. opérateur boo gis baykat. d'accord nañ mais ñunu nekk suñu biir ci àll ba ay baykat lañu. mais loolu amul importance ci nga opérateur bu demee ba nekk opérateur lu mu nekk baykat. am na beneen jikko boo xam ne métier rek lañu lu poosam duufee rek. baykat yi amul dama la wax. tey dama ne boo amee problème nga dem ci àll bi nawet nga ne dama bëgg xaalis dañ lay jox benn 10 000 francs ne la 100 kilos gerte nga bay wala ñaari saako gerte day ëpp. dërëm xanaa loolu nekkul dërëm ñaar dërëm la ak dërëm ñaar dërëm la ak dërëm 100 francs xam nga kon état bi li mu war a def mooy man li may wax mooy baykat yi nañ def mouvement nañ jëngatu ji nga responsable yi ne fii
responsable yi dara ñemewuñoo wax ñemewuñoo ŋàng décret moo leen fa téye ku décret téye doo wax. bu dëkk tey doo wax parce que alxames ngay mooy. mais les maires xam na ñoom population bi ñëwee fa. non maire yi est-ce que ñoo àndoon ak Macky Sall maire yi sàcc ak jubadi moo tax ñu daw làq bi ci Macky Sall. ah bon waaw. kon naa bëgg wax maire bi ma. benn gëmuñ ko ndax Macky Sall war di suba. c'est très grave non dama lay waxal fuñ nekkoon Matar doo fi gan. non mais yow yaa ngi wax tey man maay wax dama ne yow fekkee nga mais da ngay témoin man li may wax ragal ko dama ne. man amul ragal mais dama ne Macky Sall bi muy ñëw 2012 ban maire la àndaloon bu mooy Mayacine Camara wax ma. mais tey ñu ànd ak moom nekkuñu ne. non dama ne. li tax ñu ànd ak moom. waaw mooy liggéeyuñ Macky xale la kàccoor la ku ci liggéeyul mu rëq sa ndig ñu daw bootu ci ginnaawam foofu tam am na benn erreur Macky Sall lu mu bëgg rek réglé wul problème Khalifa Sall réglé wul problème mu Karim. kon Macky Sall dafa seetlu béykat dafa seetaan man maa ko wax. bu leen moom bu neexee dañ ko wax ah. dafa seetaan béykat yi parce que li mu bëgg a réglé mu ngi koy réglé. mais nag réglé waaw réglé wul béykat yi de. parce que ci foofu la ñu xoolu leen sax. ci loolu ñu ñëw rek daanu ci tuuti gis nañu phénomène Sonko yow nag instant bii rek mën na faral ko APR parce que wax nga ne doxul amoo leen chance pour gagner élection yi fii ci département Koungheul parce que gars yi wax nañu Macky Sall ne ko yéen yéen a gagné élection yi ci département Koungheul parce que yéen ñëpp nekk ngeen benn moom loo ci wax. non nekkul benn dañuy wax rek gars yi ñu tibbante tànk. ah bon ah yow bërki démb Assane Diop bi mu organisé fii baru li ñëwul teg benn affaire ci kanam. mais loolu kër Serigne dañuy waxtaan ñun c'est politique du benn noonu dañuy waxtaan. bu fekkee ñëpp nekk nañ benn bu kenn xewlee ñëpp dañuy dem autour de loolu. léegi Macky Sall may ma tuddi may ma bul ma tagg. bu fekkee ne dem nañ ba loolu amul bu ma xewlee nga xewlee sama wet mais loolu déggoo amul dañuy nax président ñaari affaire moo am na président parce que nit ñi dama réglé na député yi mu jàll. mais bii réglé ko mooy jafe. parce que baykat yi ñu ngi toog waxuñ maire yi ñoo dem ñu ne. El Hadj Diop dafa mel ni mu ngi déggee est-ce que yow El Hadj Diop yaa ngi APR. APR laa ne. da nga ñëw wax mais. damay wax li nekk ak dëgg. xam nga du ma tey man bu wootee jotee Macky Sall laay wooteel. Macky Sall nga waaye nag wooteel Macky Sall bu baykat yi fi po nga ma ànd jeeg baykat yi comme ni ma defoon 2012 rek. ok bu baykat yi nag nangoo ne li ñu leen teg nii attan nañ ko. diixlu wuñ jooy. man ma continuer sama parcours politique. ok léegi yow ci biir loolu ñu ñëwaat nga ci El Hadj dina fekki Makhady Mbaye ànd ak moom pour falaat Macky Sall la ngeen ànd def. non du ma fekki Makhady pour muy leer. 2012 ànd nañ ba jeex moo suñ bokk fuñ añee moo suñ bokk fuñ fanaan moo suñ bokk oto. mais ci référendum bi ànd ngeen. waaw référendum bi ànd nañ ak député yi yëpp. député yi mais bokkuñ ànd béjjëlu nag la. laalante wu leen. waaw duñ laalante. ok est-ce que lii am ci yow moom ci yenn communes yi est-ce que kon xam nga kon. am fa gay yi te ñuy toog dafa bëri sax. ñu toog dafa bëri. oui. ok kon muy nekk loo xam ne di tànn la ngay. defaluma ko li ma bëgg mu joxoñ ma. di nga ma daal mun nga maa yónni fii ba Lour tey mais borom xaay bu ma woon bëgguma chantage rek damay benn. muy kaddu El Hadj bi ne tey benn lan la si kaddu bu mujj El Hadj parce que ci temps li may wax mooy baykat yi nekk Koungheul ak yi nekk ci département bi ak yi nekk ci Sénégal nañ xoolaat seen bopp jiwu bi ñuy joxe yegtiwul engrais bi yegtiwul njëndam gerte mi baaxul. amu leen chance pour gagner élection yi ci 24 février. ah loolu de moom waxaguma ko. damay comme campagne ubbeekul xam nga nekk ma ci campagne. mais gannaaw àndu leen est-ce que am ngeen chance pour gagner les élections. ah mun nañoo ànd parce que xam nga législative bi. yaa ngi ni nga ne yow ànd ak ma xarit pour ci élection yi. non du ma xam nga même mun nañ ànd añ nag dafay am ñaari mbéy te yéen kon nax askan bi ngeen def kon. non naxuñ askan bi xam nga man ma xat yi daf ma fekk affaire. mais ñëw na fekk na la bàyyi ko mu jiitu. est-ce que waaye moo ko de. ah mais président moo ne. dama élection mu gagné wala loolu. tous les waaye non bàyyi man bi ma ko ba mais PDS la ma gagné. waaw ah PDS la gagné jóge ñëw bi affaire. jógee rallier ñëw. ay transhumant lañ. étrangement ok jërëjëf mbokk yi émission di lii la woon ak El Hadj Gueye moom lañ daloon ci émission dal gan doyul mais dañ koy comprendre El Hadj Gueye bu nekk ci émission yi fu moom ngi biir këram lii la ñuy waxtaanee muy lu am solo muy lu am solo dañ koy comprendre rek ñu ngi koy waaw jërëjëf mbokk yi lii la woon ak émission dal gan comme ni ñu ko defee saa su ne fii nii ci Xibaar Mbokk ak Go TV ki ñu daloon moom mooy El Hadj Gueye xam ngeen ko moom ak ñoom xam ngeen ko ak engagement am loolu moo taxoon émission bi demee nii mais je crois que li ñu jot a dégg yëpp tey am na solo parce que wane na ne mbir mi nga xam ne moo am ci suñu mbokku baykat yi suñu papa yi mbir mi yëpp état am na ci part de responsabilité mbir mi doxul loolu moo tax ñu dalal ko fii tey ñu jot a woole ci mu mel ni Mor Ali Thiam ñu ngi koy gërëm monsieur Tonkara bi nekk ci côté jàmm gan ñu ngi koy gërëm di gërëm ñëpp ñi xam ne ñu ngi nekkoon di ñu déglu ci émission bu solo bi di dalal gan suñu gan ne kenn pour El Hadj Gueye mbokk yi dox daje
yeneen i bés ci biir dalal gan ak yeneen i gan mbir mi jëm ci kanam Koungheul rek.